te yu ma def ci biir enveloppe bu mag. ok merci. bu ñu demee ba réew moo xam ne fen ak ger jaaruwaay la ngir yàq deru gor mi amul sikki ne bànqaas su réew mu ci fëndax lay mujj te bokkul si jikko nit muy teg si deru gor wax ju bon réew moo xam ne nit ñi àndatuñu ak seen sago ndax lan portable ndeysaan apparence bi nax na leen vous deviez le porter mais on dirait vous vous êtes laissé emporter cey bii musiba fu may waxee ak yéen benn sufuru car rapide moo sëggoon ci téléphone am ba mbëkk benn xale bu jigéen yàlla ci def sutura waaye kon mu def barzak ay nit yoo xam ne xàmmeetuñu horreur ak bonheur mais attends où est donc passé la sensibilité qui touche les gens ku nekk ci diggante tund ak 230 ñoo xeetal ndax bëgg bës. yow man sama jàpp na ko dinañ. salaamaaleykum. yaa booy na nga def. ok journaliste la damaa déggul fi benn accident ma ñëw pour quelques renseignements rek. sama doom kalma accident sama caab bii laa tal. waa am jaay plaatu caab bi. yow waa accident. maa ko fekkee gis nga xale bu ko oto bi tëlee dafa windeelu ñetti yoon daanu dee te loos xamul nag doomu ministre la dafa mel ne saram nañ ko ah kay rab nañ ko kay. ok merci. allo waaw. waaw monsieur Ndiaye. waaw am na document yu ma lay envoyé jël ko léegi balaa yeneen organe de presse di ko jël. ok merci. tuy yàkkamtee joxe xibaar tax na ngay joxe information bu ñu seetul problème de source fiable manque de formation. jërë ngeen jëf ñu jël suñu yow ak suñu dogoos lu tali Kambour ubbil ma yéene kaay di yërlu yër la fa xew ki xew tey def boobu mooy xale bu jigéen bi ma janoon tey atam toll ci fukki at ak juróom moo doon génn benn waay bu ma xamante ci réseaux sociaux yi waa ji laaj ko ay photo mu envoyé ko ay photo yu doy waar ñu toog ab biir waa ji jaaru koy mere jël photo yi publié ko fi mu nekk nii àdduna wëngal ko ñëpp jot nañ ci photo yi mu nekk loo xam ne yéeme na lool parce que xale bi ànd ak ci senaan ñi faaw ñu dema ñoom justice ñu def ci justice ba léegi bind yéene kaay di xullee ko ñu xool la fa xew waaye lii ku ko xool lépp say gën ndax télévision bi naan la Ndemal TV démb la mu fanaanoo teg yéeme na toog bam lan loolu xaw tuuti ñu ne pornographie la moo war a askan bi daal di koy ñaawlu kanaan ñi faaw ñu dem ñoom justice ñu te fekk dem ca këram ñu bindaan daal attentat sa Modou Moustapha Fall près de 5 askan bi fal defaale ko jamono ji ak foole comme soreetul ndax lu doon la alal askan bi li toll ci fanweeri milliards yi ko joxoon ngir mu defar ci xëyub ndaw ñi ba tax yoon daal di koy teg loxo taf leen seen gémmiñ ak vocal événement accident doomu ministre Sarr lañu fël ba fi mu nekk nii ñàkk na bakkanam ji yi la yéen a kay xëy samp laaj yi jàngoro ana lan moo koy saafara pourquoi donc voulez-vous faire de l'humour en sachant que l'humour est la politesse du désespoir chaque jour ñu bind loo xam ne du dëgg commençons par y adapter l'éthique comme un code de conduite. maman lan moo xew. sama doom kon teewoo. léegi nag fake news waa lii ba kañ. booy yaa ngi dégg booy gis nga accident maa ko njëkk a dugal booy xoolal sama vie booy xoolal. booy grand frère yaa na dee si kaso bi si ñaar xëy bi yëpp moo ñu ko teg. tey kafa bil mar'i kasiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a yéen ndaw ñi moom ñu am fulla laa leen tegoon waaye nekk te wàcc ngeen seen yoon bu yàgg topp internet bi lu bon ak lu ñaaw lu fa nekk ngeen tasaare ko foog na mooy nam ana kersa oh le phénomène des réseaux sociaux la peur de rater quelque chose vous le devient rapidement accro ndax dañuy wéy di xuus suñu bon kon nag jot nañu taxaw seetlu càmbaraat suñu penc. yaa ngi yàq sa doom si jamono boo xam ne lekk ko mooy farata ngir mu bañ a lab ci géeju réer. jamono boo ko laaj te sama doom bëgguma mu ñëwee benn borom. tere mu të bàyyi mu gis làq sa doom bokkul ak yàq sa doom te nit balaa nga koy jox benn jumtuwaay war ngaa tàggat xelam nammataat jikkoom ndax mu bañ a bokk si tendance yi. yow journaliste tax nga jëm ni yàcc xel ni mes lemañ lompañ rongoon tuuru xale ma dëkkee di jooy virus tax li ëpp ci li ngay wax du dëgg mais man du ma fen kat dafa fekk ne léeg-léeg ma dégg baa ma gis ab xibaar ma jàllale information bi. góor la fekk bindul baa mu wax te su bindee baa mu wax doon caamu ñëpp bu ñu demee ba wax kenn du ko saytu say falu une information de faux vaut mieux qu'une information trop tôt. kumpalal ak kumpale day na rek sangukaay waaye boo xoolee média yi léegi ba dina ris ba toj. mais man média moo te maa indi actualité te ci may diggante nit ñi. télé yoo xam ne seen programme dëppoowul ak suñuy aada ay émission yoo xam ne jaxase kër diine yi moo leen tax a jóg série télévisée yi nag na xus te yàq ci kan ndaw ñi rek nekk fi nekkee moo tax loo ci gis ay dérapage incontrôlable. yéen ndaw ñi moom da ngay ne accro ci réseaux sociaux yi. mais ñun nag mënuñu am lu gën réseaux sociaux yi car à travers Facebook et genre on peut communiquer avec nos amis suivre l'actualité et parfois éduquer. En encourage que cela ne tienne. Ils ont en l'occurrence un effet négatif sur la jeunesse qui télécharge des valeurs aux entreprises traditionnelles. waaye li ma amoon ko ba léegi foofu ma wëri ko. jarul ngeen may wëri ndax maa ngi ci seen biir xam leen ni jikko ju baax amul dara lu ko féete kaw ndax jëmb ju nekk penc bu laaxatu la moo tax man conscience dinaa dëkk di yéey seen nopp di leen wax dëgg. Conscience ndax ñu mën a am yaakaar waaye la conscience est un conseil avant l'acte
mais on juge après l'acte. moo tax foofu ñu doolee bépp organe bi saytu la xaw ci réseaux sociaux yi ngir ñu mën a tàttal bépp activité illégale ci si biir espace bi ni ki mel ne harcèlement et genre. teg si état bi tëggal santé si code des télécommunications parce que koo itam ba yemale média yëpp. yëkkati nag ay taan teg ko si seen matati ndax dina war a balaa ñuy joxati dara askan bi dinañ ko seetante moo tax faaw ñu xam lu ñu war ak lu ñu wàcc lu ñu war te war koo wàcc ak lu ñu wàcc te war koo war dëgg nag du romb nopp te ñoo yee suñuy ndaw ñu xamal seen wax si jumtukaayu xarala yu bees yi ndax jëriñu si mën naa nekk yaa yàqoo si ñoo ko ndax buñ ko deful ñu Chers auditeurs de Kawtef FM dig ci guddi ci ay 4 heures du matin accident bu metti moo am fële ca yoonu Mbour xam naa dañuy bàyyi suñu naataangoo bi ci ligne bi rek mu jox ñu information allo Ousseynou. oui Nabou accident bi metti ba foo ko natt rek weesu na fa. ah bon nu mu demee. am na 25 morts ak 17 blessés. vous êtes en direct sur la 3D TV fële sa yoonu Mbour benn accident moo fa am si diggante benn Ndiaga Ndiaye ak benn bus jur na 38 morts ak 29 blessés. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct avec Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, ginnaaw bi nga nuyoo seetlu nañu ne jamono ji accident yu bëri na loolu boobu tey bi nag moo ci raw d'après statistique accident boobu ca Mbour jur na 30 morts ak 25 blessés noo ko jàngat. waaw avant tout dama lay nuyu di la jaajëfal di wax ne nag accident bi am fële ca Mbour moo ri ñu ngi toll ca 20 blessé yi di toll ca 15 donc journaliste yi balaa ñoo joxe information nañu ut ay sources yu leer yu mën a satisfaire askan bi. Merci monsieur le ministre. Chers téléspectateurs ñoo déggandoo leeral yi fi monsieur le ministre indi suñuy source ñu ngi leen di jox daje ba beneen numéro. cay man Mama Fall buy woote da ngay rii ba sa ñaan ñu metti. yow mën nga waat sa àdduna bi fu ñu la fekk da ngay communiquer rek. sa tante Mama Fall yaa ma gën a xam ni mu mel waaye sax toogal ma wax la lu neex booy jënd connexion xam nga noo war a def xoolal tapé. yow saa su ne ma ne nga bàyyi xale bi ngay jox sa téléphone bi siy foo. yow nijaay kii xale la rek xamul dara. yow dag naa boo dag maa mit déedéet nijaay monté de téléphone bu ndaw bi ngay xeeb nii moom si lay jàng di ci waxtaan ak ay xale. si lay jàng waaw. moo taxit benn foofu mu ne admis na fa d'office. dëgg la mu noon demee. xam naa yow góoli xew nag. xew nga benn bi nga dagal biir ngir mu dem jàng ci bitim réew. nekkee foonu di fata ay ci réew. di ko dugal si réew. subhanallah la ilaha illallah nijaay sama bindam benn moo def loolu. sama yaakaar xale bi fekk na sama yaakaar ay waay man ci laaj bul ma waxati yaay booy lu xew benn yow yaa bon yaa yiis benn jëf ju ñaaw bi nan nga ñu ko mën a tegee man ak sa baay yow nan nga mën a demee fii ci bitim réew di jël say cër di ko photo di ko wasaare ci réseaux sociaux yi ngay mel ni doo doomu jullit bàyyi ma dégg bul ma loolat ay yaay lii du man yaay yéen yar ngeen ma fi ngeen ma war a yaree ma dem bitim réew jàng fa am fa samay lijaasa mu noon naa faa toog waaye def ma ko damaa ñëw fii ngir liggéey yaay li pexem noon kese yow du may ma nga naan man pexem noon kese la xaw ma tande waaye yow sa dee dootul sa ba mu te kay ma xamal la nag lu tuuti te bariwul sa baay lim fi defoon ba am fi lim fi am du yow xale bu ndaw yaa ko koy yàqal jàppal ni man ak yow dogoo nañ ba faw da nga jël say bagage génn sama kër ci yow yaa ma bett yaa ma rusloo yaay loo fa xas mu wat boobu da caa takkul te lii takkul si man lii moom man maa ki kay fajal sama bopp ay waay waa ji xamatuwul fenn fu ci réseaux sociaux yi mu def ma yóbbu fële sa bitim réew mu wax a ba ma envoyé samay 4 millions maa ngi ni gisatuma ko déggatuma ko leer na ma sax tëmb na pisam sànni ma ne laa sama jabar woo samay 4 millions woo daje bii tey nekkul lu dul daje jàmm ak salaam te yow lu fi nguur gi yebal ñu ngi rafetlu sa teewaay bu baax a baax ma leen di xamal ne charte yi nga xamante ne waxtaane nañ ko fii ba jël leen suñu ay matuwaay dinañ ci def suñu kéemtalaay gàttal ñu ñu xam ne réew mii am na yoon te réew mii réewu ñëpp la boobu ba tey nag ñu ngi dégg si jaloore tey yu nekk te journaliste yi nga xamante ne métier bu ñu war a jàng
jàngee ni ko nu mu waree lu dul di wax dëppoo wala yoon wala di jaay bëgg si wala di puukarew wala sax ñu leen di fay xaalis ñu yàq deru nit ñi kooku ñu jël suñuy matuwaay bu mu mat sëkk ba képp ku wàcc si yoon dina dal sa kaw. waaw ma laaj leen lu tax journaliste yi du ñu rey ci ñu fi nekkoon démb ku ci mel ni Ahmed Bachir Kounta. waaw Ahmed Bachir Kounta moom lan la woon. yow dinaa sawar si sa question. Ahmed Bachir Kounta journaliste bu bëggoon liggéeyam la. ku xam. te xàmmee te dafa daan jaarale si yoon liggéeyam. waaye nag yàlla dafa def bi mu fi jógee yàggul. dama toog ba digi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci laxiraat de moo wóor. sigil leen ko ndigaar. Sigi sa wàll. ngalawaay yéen ñii di suñu mbokk taskatu xibaar def leen kooku référence. gis nga li nga wax sànq lu am solo la rawatina réseaux sociaux yi ba si wàllum internet bi képp ku jëlati photo jàmbur monte ko wala des si lu dëppoowul ak yoon bu boobaa kat yoon war naa jël ay matuwaayam te amul ñaan njëkk wala may sursis. dama xamal leen mooy ñaan ñi defoon tooki doona googu ki jëloon photo bi posé ko ak ki nekkoon ci cybercriminalité bi nguur gi mu ngi leen di topp. xoolal képp ku fi defati xoolal xeetu jëf jooju rek xoolal burkat dina dal sa kaw ko. alhamdulilah. bay dem. jërë ngeen jëf lu ñu xam ne daje bii du yem fii te lépp luñ fi waxtaane dinañ ko jëfee. Selon la loi numéro 2008-11 du 25 janvier 2008 portant sur la cybercriminalité, la criminalité informatique ou la cybercriminalité concerne toute infraction qui implique l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Ainsi, à la lumière de l'article 431-7 du Code pénal sénégalais, quiconque aura accédé ou tenté d'accéder frauduleusement à toute une partie d'un système informatique sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 1 million à 10 millions ou l'une de ces deux peines seulement. ginnaaw nag bu ñu saytoo li nga xam ni yoon a ko fi wàcce te ñu war koo jëfandikoo ni ko yoon santaane kii di Aram moom mi jëloon photo benn ndey modifié ko ba pare wasaare ko ci réseaux sociaux yi yoon tëj na ko 3 ans 10 millions dans la salle kii di Omar moom mi nekk ci réseaux sociaux yi di arnaqué nit ñi yoon tëj na ko 3 ans 10 millions d'amende la séance est levée yee daa tan saay bu nguur bi taxawee dem ba képp waa ci yoon ñu ngi tegaat la si yoon kon lii yëpp dina jeex kon nag jot na ñu soppi ci koy bu baax a baax c'est à dire ngir mën a taataan jàmm. ci yi ndaw ay yàlla woon ci saytu moo ndax mii réew sama réew laati seddal bi ndaw di buuru di nuuru ci internet bi moo tax kenn reegatu ci yoon daal la wotoo leewatoo ci lu tax kon xibaar bi yow ne ñëwatoo ba tab ñu la soxoon foto yàbbi waaye yow la nga soxoon a sàppe am wàccamal lañ fa bi ndaw tuuti yow gën a fuuti xettali leen jot na ndax seen meññee fi ron na les réseaux sociaux. et la problématique du traitement des informations. communication moo tax rek maa ngi buur jëm si pax communication bu jagati bu ko dëggee rek a tax boo leen si dugub di nga màtt seen loxo wi jax jot ngeen seen diplôme et pour relever le défi du 3e millénaire bokk na si ngir lever le défi de communication fexe leen leen réseaux sociaux fexe ba média bi tardé lépp luy xibaar fexe leen gis saa yëpp bañ doon ay nar. mais booy bul fàtte de war nga def 3 vidéos ak histoire sexe bu ko bañ a tubaab bi mu jaay la site bi na nga gérer WhatsApp bi ak Facebook bi. yaay sama diplôme ci communication. mais nee ma def action. alhamdulilah waaye do lu waral nga taamu bii métier. waxtaan amatul ndaw yamatul. jigéen ñi sa bopp. góor yi jagatu. kon naka lay def ba communication bi tàbbi gi. fexeel ba solol ko yére dëgg daal lu maam war na doon jub bu ko defee nga mucc ci ñaaw kif yi. soxna si wut bee poosé bu mu tax ngay reere say wet gis nga dara réseaux sociaux fajul xiif matul koddaay te am na yeneen jari. di jukko jamono la xam nga ci ban dëkk laay dox dëkk bu ñu naan réseaux sociaux rue Imo carte Facebook angle was moo tax it le sexe devient le centre d'intérêt des débats entre jeunes dans l'internet. C'est le temps du sexe virtuel ou encore du sexe digital. Connexion gratuite à partir de minuit par les neexul avec les réseaux sociaux le vol et la piraterie deviennent de plus en plus faciles et possibles. ni ko xef ma jaay sa vidéo am ci ay vie ndax Voilà, c'est la porte ouverte à toutes les jeunes qui ont dans le salon de la popularité.
mais plus grave encore pirater des comptes bancaires pour retirer des choux mais quel naïveté. réseaux sociaux yi kat defuñu ko muy jumtuwaayu gës compte jaam bi dañuy pirater fake news yi jekkul xaalis jaru ko ndax borom kanam gu ñu ñàkk. bu yàqul ma mère bu ñu dëggee di fësal renseignement personnel ñu ne pirater yi moo dem waaye xanaa déggoo nodd gi di ko jëli fu ñu la fekk yaa ngi sëgg si internet bi du xuloo ak whatsapp dëkkee envoyé photo ak vocal jàng sa toog topp fi may bani waxtaan bu neex mënu ko am si kër yi xamatuñu seen wareef loolu du nuru si ñaaw tiif yi bu ñu koy réseaux sociaux yi xam nga ne lii taxu woon. ma mère les parents s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants moo tax waxtaan amatul ci kër yi ndax ku nekk sa téléphone wala sa ordinateur dana la wéttal kaawteef wax ma sa mbaab laaj ndax dañuy sóobu ci réseaux sociaux yi ba fàtte les dérives des médias. lu tax sa lekkin ci prison bi journalisme laa la xamee woon. tasar xibaar laa woon waaye damaa dikkee di fësal ak xibaar sans source fiable ñëpp ngir la recherche de gain facile samay soir nii la demee. alors waaw information boobu day def bës dama ne seen liggéey xaalis bëri. gars yi ba nee fa la. non nekkee ministre borom ñaari tur la. lan homosexuel est-ce que fiable. ñun journaliste suñu yoon nekk si info fiable wala source valable na xaalis dugg askan bi. copain. may ma alors boy non yore naa fi info bu doy waar mais 500000 laa koy jaay ok maa ngi jàpp ko. boy li ngay def di diffamation la teg si nekk délit de presse lii moo tax média amatul crédibilité ba tax askan wi dañu jéem a ñu moo la ndax information yu dul dëgg te nag bul fàttali l'article 11 du code de la presse qui dit que le journaliste technicien des médias doit collecter et traiter l'information en toute honnêteté et en toute impartialité dans le respect du droit public à l'information. jërë ngeen jëf xibaar ko doy waar journaliste mën nga ko def information yooyu dafa jógee diffamation yéen a gàddi l'information mel na lu koy feelu naan ko journaliste boobu mën nga la xool bu waaj ko sa bopp ndax yàq gi mu dikkee yàq média bi. fausse information yooyu moo ma jaatee tax ma dugg kaso ndax yàq gi ma dëkkee di yàq média dañuy defar manque de contrôle bi am ci média bi de professionnalisme manque d'application du code de la presse ak la promotion de la liberté et la manipulative ana la lay def média du am gàcc yow it ban gàcc la teg média. DG laa woon ci télévision bu mag samay soir nii la demee. xam naa ne télé bu mag nga te fii presse écrite bi ñëpp bàyyi xel damay dem élection te dafa am ku may xatal ku ñuy wax la victoire ma bëgg nga yàqal ma ko ci journal yi ak émission politique yi ngay def da nga bindal ma ci journal écrit bi. non loolu dara c'est la télé la mieux regardée et le quotidien le plus lu dans ce pays mais xaalis. après sa jëf jooju ban conséquence la nekk ci société bi. 2 jours lañ ci teg mu jaar si journal yi ak presse écrite bi et sans souci. xibaar yi bëccëg yi doon na ak lu rëy kii de la victoire les candidats les sont locaux nañ fekk mi tëddee door. non gis nga ki ñuy wax amul sax doom bu koy tëddee kon n'est-il pas le temps de revoir les médias? Oui, nous voulons un média qui éduque, un média qui informe juste et un média qui divertit intelligemment et encourager les jeunes qui prennent des valeurs. Esclavage médiatique du studio film yu bon yi di gën di ñëw théâtre dëgg di gën di néew kàddu gu rafet di gën di selaw ray ngeen image ñu xaman daan bawoo ci communicateur yii ñu mi no Babou Faye bu daaree Kocc Malick Ndiaye bu Libidoor Moustapha Galawaar siggi leen di gaale seen image yi yàqu ñu média bi waaye jamono ci koo tax si jëba seetante la lay dox ndax image yu bon yeeg werante gi ak manque bi ubbil yéen kay bi àddu ci li ndaw li gën na mbedd bi moo nekk ci kër ndax télévision yi sàcc gi fen yi jëkkatu gi nekk ci néegi réseaux sociaux yi laaj bi war a samp mooy ana leen war a lever ces défis yaay bul joxalam ndox ba nun dafa di ñuy yarul ñoo ko muur suñu ñaaw teef ba tax nocciwul yar yeeg laaj yee tamay li nga tax a jóg bu demee ba la si joxu ko daa fekk la mu baax lañ jaarif muy lan daa waay yi ama jotam ndax lu ñu wax woo ki gis laay dañoo xamul xaw ma dañoo mënul way bu doon lu setul ñu sànni kon ñu rafet na yàqu-yàqu yi lu fa di jarit xanaa dindi tilim bu ñëpp defee ni yow ndax li fi yàq du fi sax jàng naa ba xam sama métier tànn naa professionnel bu ma kenn sikke doxal ko si anam yu rafet muy sama yit xëy di xam nga xibaar yi seen wareef la waaye lank naa ñu ñuy ger ngir soppi xibaar parce que xibaar bi liggéeyam lay def di koy yokk baabu ca wàññi doon lu war a def saytu gis laa yu xibaar ya may wax gënal na ma wax lu dul dëgg day suul sama ngor ci pax bañ naa koy jeng wala xas ko ndax luñ la neexat liggéey bi li mu laaj mooy jikko yu rafet dina ci li gi sopp ngeen ko piis na ma askan baal waaye tërëg laa ta réseaux sociaux yi bari ñu naaw boo leen di jëfandikoo taamoo xàmme ñu sopp la jaar bañal li ñu mel bul ko seetaan yamaan na yi ñu baax lañ ko fopp taataan WhatsApp Facebook na leen xëcc ñuy fas bokk internet teelu gëstu la nañu yor baagum jub ñu tànk ca ndox xam-xam ya communication balaa jëriñ si biir waa ñu tàggat ndaw ñu nag suñu gàddu nga bopp benn jóg Sénégal ay suñu gaay waaw leen yéen te man ko Donnons-nous la main et relevons les défis de la communication. Mais les droits des médias et des réseaux sociaux doivent respecter la vie privée, l'ordre public et les bonnes mœurs. Ils doivent être guidés par l'intérêt et s'abstenir de ternir l'image de la presse. média pour ko jiital réseaux sociaux yi bu leen nital xelu te bañ a xelu ci yile jumtuwaay ndax yoon bay tànn nga ñoo doon ci yow war waay bu ñu bëggee sa jariñoo te bañ caa loroo na suñu jéego di ko rafeti na bàyyi xel
boole jaaxle dikkal na ma ndax njàkkare kii ma diisal doon ndaw di bëgg a daan sama doole ndax bëgg fu ma tàggatee sama bopp yaakaaroon ñaari mbir ngir mën di yëngu muy mbay mi ak napp gii ñu am. ndaw jàmm jeex na yaa yee jaaxle wax nga dëgg ndax kat ndaw daan doolee ko war waaye jamono gi nga dikkee ma jaaxal te yii nga tudd doon si firnde. ndaxte maa bàyyi lépp ngir mbay waaye ba léegi gisaguma si am pay suuf si nanguutula jur dara ndax bekkoor gi ko sonal napp gi nag waxi nopp te gis nga jéeri ji amatuñ si benn yaakaar. bu njëkk àll bi dafa naatoon rafetoon yaan ñi lool teg si daan dimbali nit si dëkkuwaayam ba nit far koo def waayam lépp luy xeetu meññeent daan nañ ko jëriñoo ba jigéen ñi sax bu ñu bëggaan togg ca àll ba nay dem ngir tax ñu mat ku si feebaraan itam si garaba bi nga daan jëriñoo moo xam si xob yi wala ci reen yi ndax kat yàlla bépp jàngoro gu mu wàccee rek teg na aw saafara si wetam sàmm gi tam daan kontaan lool ndax daawuñu sonn si dara fépp foo xool rek gis fa gàncax suuf si nangu woon lool ba taxoon mbay neexoon. Non loin de là on gardait notre pot de chair à l'ombre des arbres mais aussi il y avait la mer qui nous offrait en abondance toutes sortes de poissons mais à cause de nos actions impitoyables tout cela est disparu. C'est vraiment malheureux ciy mag comment l'homme est parvenu à détruire tout ce beau cadeau xanaa lii la wolof di wax naan am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo gën. Oh quel malheur nous arrive-t-il mais comme tu es jeune je te laisserai être témoin peut-être tu en réussiras à en prendre soin. Tuma na nga nice. Nice school kay. Na nga business mooy dox. waaw bay business baa ngi dox kay. mais mbaa nga bant yu baax. waaw bay xam nga ne stock yu baax laa musam affaire yàq der yi nag. ca bàyyi na ko dal ndax dama am commande gaal yu ma war a dóor yaa ma gën a xam. waaw kon il faut ñu dajee secteur ndax temps yi buum yi dañoo sonal te dagg bi yombul de. noonu la fay demee. tey kenn mënatu fee nooyi air pur ndax garab yëpp tàgg ngeen leen. bu ñu sonal ku bëgg na air pur na dem géej. te ngi naa bañ a topp seen sago te xam ne yaxane la gën yàq te coppati bàyyiwul mburu. booy milk kii daf ñu tardé ñu téye secteur ma jox la ban. noonu la fay demee. waaw ani conscience lépp lu way di jëf war naa am teguwaay bu ko nekk di doxalee nii fan la àll bi jëm daa mel ni li mag daan wax lii de firnde la si àll bi jooy na ndax garab yuy sooxe ciy ëllëgu suuf. man sama kaane gaañ commencé meññ sax léegi ma tàmbali waat njaay mi kay. waa Ablaye bu yàggul gis naa la nga jiw tamaate defagul at sax nga jiw si kaani lan moo waral loolu. waaw ndax bëgg alal ju bëree bëri sax gis nga sama tool bi dafa nangu lool moo tax duma ko noppal benn yoon su ma si jiwee tamaate bu noppee ma jiw si kaane sama beneen tool bi nag benn façon jiw rek laa siy jiw at bu jot te loo ci xamul lépp laa jaay du ma denc sax jiw pour déwén ndax soxla yaa ngi nii taxaw di ma xaar. waa Ablaye xanaa xamoo ne li ngay def day yàq suuf ndax benn suuf waroo see bay ñaari produit yu bokk benn famille lu demee ni tamaate ak kaane. xam naa ko saa de aduna moo nakari rek. cey moom kañ xanaa lii la yàlla di wax naan zaharal fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin naas. waa Malick fan yëpp maa ngi ñëw si géej gi du tuur si mbalit waaye du ma la fekk xaw ma nag looy làkkatu waaye sama nijaay nee na stage suuf yi ma la fayoon ba tey gisal. xanaa xamoo suufu géej si ñu tibb dañ ñu koy tere moo tax may làkkat na ko bëgg dee dinaa ko tibb. soof bay bëgg a dee xaw ma géeju maam yàlla gi lu si jar làkkatu du ko di nga wax maa ngi lay xaar. géeju maam yàlla gi waaye ñun la ko seede cey bu ngeen sàgganee ba suñu géej yeeg déeg yi soppeeku doon ay sën ba dinañ am ay bërëb yu ñu féexloo ak di fa tàggatee yaram waaye yéen ma di leen di laaj ndax bu ñëpp defee ni ñaar ñii suñu dëkkuwaay yi dina jag. allo waaw Max waaw dama bëggoon yeneen ñaari canalisation yi jël desee sama usine di ko déverser géej non amul problème am naa xaalis waa xoola may ma muy appel allo waaw Mathias ba jàpp ngeen tey joon yu bari waaw lu sama yoon si buñ leen ko tere utiliser leen fii lay sawi jàpp leen lépp yus bu sew bi sax bu leen ko bàyyi dama kaa soxla pour sama usine bi am naa doole te am naa xaalis ok. hey am doole warul tax ngay jalgati di duufal sa poos ba di ñu teg lor tax muy wuy di ñu jural ay jàngoro ba kenn mënatu la mucc te gis nga soppeeku yooyu taal na fépp jaww ji soppeeku na wérgu yaram sooxe koom-koom bi demeetul noonu ba suuf si gént. ndaw lii la ñuy wax bala ngaa xam xamadi xaw laa rey bu fàttali ko ay at a gannaaw fekk nga ma sama tool di ma conseillé waaye dégluwuma la topp alool àdduna moo tax tey suuf si nangootul te lu ma amoon yëpp ñàkk naa ko ndaw ana lan moo si bee. ndaw lu wax ko béykat moo ma xëri
suñuy sow topp nag ndaw ana lan moo siy pexe. ndaw ana lan moo ciy pexe. pexe man mii may pexe. ah. waaw ndax jëfe naa conseil yi ma ndaw doon jox moo waral dëkkuwaay bu yànj bii fexe naa bay noppal suuf si teg ci di sàmmoonteeg yoonu mbay xirtal sama askan ci ñuy def reboisement jamono bu nekk ndax am na njëriñ ci suñu dund moo ñuy jox taw di ñu jox oxygène bu ñuy nooy ba pare absorber bépp gaz carbonique ngir suñu wér gu yaram aar géej gi bokk na ci li koy dundal bu di gëpp mbalit mbaa di tëbb suuf si ndax loraange yi muy jur saafara leen di yomb éviter la pêche à la dynamite et les mailles de filet trop petites qui détruisent tous les poissons sans distinction de taille et d'âge. kon nag jot na tey suñuy nguur jël bépp matuwaay si aar askan wi te jàppale leen ngir ñu mën a dundal microjardinage ak pisciculture. fexe bépp usine bi polluer di pratiquer la RSE maanaam la responsabilité sociétale des entreprises. ndax suñu géej gi ak jéeri ji. seen dund moo fi bàyyi suñu dund. Demba Demba xanaa woo ma ko leer na ma dinañ nelaw Demba keneen dem tool. papa xanaa du barki démb rek lañ góob tool bi. waaw basi lan buñ ko barki démb dañoo war tabayaat. papa te nawet bi jeex na. Demba bu nawet bi jeexee tamit ndox jeexul nañ bay roose. papa suñ góobee pare dañ ko war a bàyyi ba mu noppaliku. nga Demba sa baay laa ba ma dalee bay juddoo la gañ ñu dem tool. papa doo may sax ma sëlmu. may sëlmu mooy lan heure bi te nga naan doo may ma sëlmu la gañ ñu dem tool. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa Baye foo leen jëm. ah Ndeye Khady damaa bëggoon a ànd ak Demba mii ñu dem tool ruuj dafa nekk jiw fa leneen. Baye nag taxawal ma wax la ay kàddu. Baye xanaa xamoo ne suuf day sonn. te du loolu laa ko wax góob démb bëgg a ruuj tey. gis nga yéen seen baay laa ba ma dalee bay juddu leen te ba engrais yi amee ba léegi kenn sonnatul. waaw kay Baye te gis nga engrais bëri boobu ngeen di wax su ëppee day yàqu suuf si baaxul suñu gàncax dafay sànq baaxul suñu wér gu yaram rawatina ñun ñii di ko jëfandikoo. ah doom ñàkk suuf suñu bayee rek moo waral ñu def loolu ñamoon fukki tool léegi benn lañ dese. waaw kay te gis nga àll boobee suuf si mënees nañ koo bay waaye ñun ñii ñoo ko jël def ko ay dëkkuwaay ba tax na mbaykat yi amatuñ fu ñu bayee waaye gis nga ñoo ñee jël place boobu ñu war a bayee ñu dëkk fa saa yi su nawet ñëwee mbënn mi da leen di sonal ndax baykat ndox du bàyyi yoonam bu ko defee ñii nekk si njàqare ñii nekk si tiis dootuñu xamati fu ñu jëm ñii daw wutali école yi ñii daw wutali mbedd mi ñenn ñi sax duñu am ay dëkkuwaay. ah doom tere yaay nga ma ñàkk pexe rek àll bi ñu waroon a bay yëpp dagg nañ ko ay kër te ñun mbay mi si lañu yaakaar te si lañuy sukkandiku ngir mën a dundal suñu njaboot. kon nag jot nañu xam ne toppatoo suñu suuf si mooy toppatoo suñu wér gu yaram itamit bañ a teg la mbay mu bëri mi ndax loolu mooy noppal suuf si maytu tàldaay yi maytu itamit engrais bu bëri bi di jëmbat ay garab yu bëri ndax loolu mooy suñu mbégte mooy suñu mbégte di mbégte jur gi ak gàncax gi kon de lii suñ koy bàyyi xel dinañ am mbay mu naat. salaamaaleykum waaw Mame Maodo naka mu yaa ngi si liggéey bi de naka mi ngi dox. sant yàlla bu baax a baax. waaye yéen seen fii moom bëri na jën bu sew bi de. ah yaa ko gis de ñun daal dañoo demoon baali ji jàpp jën yu mag ak jën yu ndaw ñu jël yu mag yi yóbbu yu ndaw yi soxlawuñ ko moo tax ñu wàcc ko fii. mais yéen lii tey jii buñ ko xayma woon war naa mat téeméeri jën de. ah yaa ko gis de. yéen ñaata yoon ngeen di mbaal si journée bi. lu mu bon bon dinañ mbaal juróomi yoon. di ngeen mbaal juróomi yoon te benn mbaal dina tuur lu mat téeméeri jën kon juróomi mbaal yi ñaata jën la war a mën a tuur tey jii boo leen mbaaloon semaine ñaata ngeen di tuur fii gis nga kaay ma wan la gis nga jën wi tey suñ ko bàyyi woon si biir géej gi ba mu am fa benn weer wala ñaata doomu aadama la mënoon dundal ak ñaata la mënoon a apporter suñu koom-koomu réew kon nag li yàq suñu géej gi suñu loxo la jóge te du lii dong gëstu sa ginnaaw nga xool mbalit mi ñun ñii dëkk si tefes gi ñoo ko fii def ku am sa soo mbalit ñëw tuur sa meddi ñëw sànni ba ci usine yii seen récolte directement géej la jëm
lépp lu fay déchet rek dañ koy déverser mu jëm géej ak bateau yi lépp lu ñu yor si mbalit dañ koy sànni si biir géej ba ci sax seen hydrocarbure bi. ah ñun kat xamee ñu ko woon noonu. waa léegi loolu la moo si solution. solution bi du yéen dong yéen a koy indi am ngeen si wàll nguur gi am na si wàll waaye ñun ñii tamit am nañ si wàll ndax yéen war ngeen naa fexe ba bépp jumtukaay boo leen yóbbu biir géej mu nekk lu adéquat te du lor état bi tamit mu mettre en place des services de contrôle yoo xam ne seen liggéey dana doore sa usine ba muy contrôle dimension bëtu mbaali ba benn mool dootul yóbbu géej mbaal muy teeral jën wu sew wii ñun ñii population bi ñu jël suñuy responsabilité ba bu ñu amatee suñu mbalit ñu teg ko si place ba oto bi ñëw jël ko ñu bañ kaa këpp si géej gi. ah ñun kat xamee wuñ ko woon noonu waaye dinaa waxtaan ak sama mool ndax géej gi kat si la ñuy liggéey te si la ñuy dundalee suñuy njaboot. délégué de quartier sax woote woon na réunion nañ sa yegg. waa ñu dem. asalaamualeykum wa rahmatullah mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di nuyu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ak ndaw ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ñun nag dañ fee présenté woon ci turu chef de quartier bi xëñ na yaramam moo ko mayul mu teewe jotaay bi di nuyu sama naataangoor bi nga xam ne ndaw la waaye maire bi moo ko fi yebal di ñaan mbokk yi ngeen déglu ko mu jàllale ay kàddoom kon sama naataangoor kàddu yaa ngi noonu. asalaamualeykum waa quartier gi. maaleykum salaam. tey nag monsieur le maire moo fi yebaloon ngir ma wax leen yenn projet te projet bi mu ngi doonoon benn usine ciment ñu bëggoon ko samp fii ci seen quartier gi te rawatina nag usine bi ñu ngi ko war a tuddee seen ciment ndax lu toll ni projet usine ciment ñu romb fi quartier yépp ñëw ba ci seen bés bi bëgg leen ko fee sampal day ware ni monsieur le maire fonk na seen quartier bi te dayul foofu nag parce que dina waral ni yéen waa ndaw quartier gi di ngeen si mul di liggéey di si dimbali seen njaboot ak seen waa kër te it tamit di ngeen dooleem jënati mukk ciment fu sori kon nag looloo doonoon suñuy kàddu. ah comme ni nga ko waxee rek monsieur le maire moom ku ñu fonk la ndax bu bàyyi yeneen dëkk yépp suñ ginnaaw ñëw bu suñ dëkk bii sampal ñu fi usine ciment boobu loolu lu baax la te tamit dina tax ndawi quartier bi ñëw di si mën a liggéey di jàppale seeni waajur te yaakaar naa tamit ñi nekk fi yépp kenn du si bañ loolu. Madame la représentante du maire, quelle que soit l'importance et la fonction de cette usine, sa place n'est pas dans le quartier. dëgg la dina dimbali ndaw ñi si wàllum xëy te tamit dina jàppale quartier bi si wàllum koom-koom mais est-ce que mesuré nañ impact yu négatif yi mu mën a am si nit ñi ak si environnement bi ndax kat usine ciment la ñu wax ak poussière bu bari bi muy dégager mu jaxasoog suñu air bi ñun buñ ko nooyee baaxul si ñun ndax mën nañoo jural ay maladies pulmonaires bu ko jur gi nooyee baaxul si ñoom te bu jàppee suñu gàncax gi dina waral ba du meññ na mu waree te yemul foofu tamit saxaar si usine bi di sànni dafa yàq suñu couche d'ozone bi rax si dolli kenn dootul nelaw ndax usine dafa bëri bruit li gën mooy usine bi ñu xool feneen fu ñu ko def fu sori dëkkuwaay rax si dolli projet yi ni mel dañoo war a seet yan jeexital lay am si population bi ak seen environnement car nous devons apprendre à protéger notre environnement ça sera mieux pour nous mieux pour l'animal et mieux pour la végétation jot na nag tey ñun baykat yi ñu moytu ci exploitation du sol et des terres ak assainissement ngir sàmm écosystème bi. ñu xool ni ñuy nappee te bañ di rey jënu ndaw yi évitons de déposer des ordures des déchets toxiques dans la mer et la prise de sable maritime car ça favorise la dégradation de l'écosystème ñu xool yan place dañuy samp usine yi ngir bañ a lor nit ñi jur gi ak gàncax gi. asalaamaaleykum. salaamaaleykum waa hôpital. maire nee na am nañ daje. fañ daan daje ca place publique ba ginnaaw takkusaan. ñi fi tëdd nag yal na leen yàlla defal jàmm. waaw maa ngay dem. loolu de woote jàmm la. hey mbay woote jàmm la nag. suñu maire bu baax bi nee na am nañ daje fañ daan daje ca place publique ba ginnaaw takkusaan. mbay nag yaa ma fi teral kon faaw ma waxoo. jaajëf waay. waaw waaw. salaamaaleykum waa tefes gi. maire nee na am nañ daje fañ daan daje ca place publique ba ginnaaw takkusaan. faaw ñu wax leen nag ndokk seen bakkan ndax yéenay niinal suñu ceeb la nekk ca digg ba yéen a ko fay teg. maire nee na nag am na daje ba bàyyiwul xale
bàyyiwul mag kon na ñepp teew ñu fekkee daje boobu nañ daje jàmm maire woote na maire woote na. monsieur le maire lan la ñu war a doyee. moo ma jaaxal kañ dem sa daje ba comme que bu la woo bu la waxul wax la nañ toog ba. Njaay jaata. asalaamaaleykum mbooloo mi daje bi nag sama géer gu baax yi Njaay jaata Njaay moo ko sàkk woon kon nañ ko bàyyee kàddu gi moom ak soxnaam su dëgër ji ñu bàyyi ko kàddu gi mu wax ñu ana lan moo ñu fi dajale woon tey nag waaw mën ngaa jël Njaay jaata Njaay. bon comme ni ko Mala waxee asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay xam naa jotaay bi li ko waraloon dañoo seetlu dañoo amoon ay partenaires yu jógee extérieur pour ñëw sukkali suñu dëkk ci kaw loolu dañoo soxla benn espace bu def usine bon man ak samay conseillers décidé nañ leen a jox espace vert maintenant damay bàyyi kàddu gi madame Hélène mu ñëw saafante gi yéen. Bonjour, très chère population de la commune de Joal-Fadiouth. Merci de nous avoir accordé la chance de pouvoir installer cette usine dans votre commune. Je suis très contente et c'est la raison pour laquelle je vous ai apporté ces cadeaux. Merci. Tu peux, madame. mais monsieur le maire sauf votre respect yow xam nga ci li ngay d'accord suñu espace vert bi suñu ko rasé cela signifie que suñu production en oxygène day wàññeeku. fumier bi ñu oto yi di causel rek dafa doy suñ si boolee fumier usine ñun fan la ñu jëm te bu leen fàtte ni maladie respiratoire yi ñu ngi fi lu si mel ne asthme pneumonie bronchite ngeen liggéey wala seen wér gi yaramu njaboot ban moo leen gënal. xalaat leen bu baax dañoo bëgg a liggéey. sama waa gox ñu ñàkk a xam xamuñ ne entreprise bii ñu nangu ñu defal ñu fi usine bëggoon nañ ko ci gox yu bëri mënuñu koo am ñun ñu ñëw jox ñu pourboire rek ñu nangu te déchets yi ñu fi sànni mën na def 400 ans si suuf si te du dégradé wu kon mbokk yi nañu xoolaat bu baax la ñuy def bu ñu xaalis gënal suñu wér gu yaram ndax kat la santé n'a pas de prix. man da jom naa ay wéer ngi dara jarul jaayuma da waa kii di sama doom bi ma bëgg sama xol. yaay booy man la kay. ay sama doom gëj naa gis sa poste waa lu xew. yaay booy xanaa xamoo ne képp kuy mool wala nga yaakaar géej gi fan yii yaa si njaaxare. waa lu waral loolu. juróom benn weer si ginnaaw ba fi usine bi accéléré ba léegi ndox mu bon boobu muy tuur si géej gi dolleeku si waa dëkk yi mbalit mi ñu saan si géej gi ak bateau de pêche yi yàq nañ suñ géej gi yëpp yaayu fay mi sax mënatuñ koo am yaay. ay sama doom loolu da dëgg la. waa lan moo wala saxat bi. ay sama doom man mii de fan yii yëpp damaa tawat waaye njaboot gu sew ga nekk sa kër ga mënumaa toog bàyyi leen moo tax ma nekk si marché bi. ay waay yaay yàlla nga seen ak jàmm waay. ay sama doom yal na géej gi dox ak jàmm. responsabilité bii ma yor jot na nag ma dem kër docteur. Concom, bonjour docteur, ça va? Ça va bien? Je peux prendre place? Oui, prenez place, madame May. waa docteur na naka liggéey bi. waa liggéey bi ñooy si kawam de. mu ne docteur man ba dëgg jaaxle sax moo ma fi indi. Konkon. jaaxle wàllu xew. entrez, oui, monsieur le maire. Bonjour madame Mbaye, bonjour docteur, ça va? Ça va bien. Et le travail, ça avance? Ça va bien, oui, prenez place. yow de monsieur le maire yàlla sax moo la fi indi parce que comme ni ma ko doon waxee docteur man jaaxle moo ma fi indi parce que dama def samay investigation te dama xam ne saxaar si nga xam ne moom la oto yi di causé suñ si boolee saxaar bi cheminée usine bi di génne mën na nekk la cause de maladie respiratoire yi ñu gis nii yëpp te deuxièmement ñun ñëpp xam nañ ne dëkk bi amul tuurukaayu mbalitu dëkkuwaay ak déchet usine bi yëpp si géej gi la koy tuur te nous sommes en vacances géej gi mooy jëmukaay xale yi ak mag ñi instant bi moom le cas est vraiment critique loolu la ñëw sax di si waxtaan ak docteur. merci madame Mbaye yow de tànk yi nga dox nii day wane yaa ngi def sa liggéey ndax d'ailleurs man sax si loolu nga ma fekk nii may liggéey di remplir tableau statistique bi ndax seetlu nañ la hôpital bi temps yi li ñu fi recevoir si ay cas maladie yu mel noonu nit di ko jànkonteel dafa bëri xamuñu woon ne de façon précise moo waral loolu yëpp mais ñoo ngi doon def suñu ay travaux te su ma déggee sa cadre bu baax cause majeure bi waral loolu yëpp mooy usine bi ñu fi installé yàggul dara. bien sûr. man de li ngeen wax nii moom ma defoon jàkkaare moo taxoon ma ñëw seet si docteur waaye dégg naa li ngeen wax man moom lu mu gën a gaaw dinaa woote réunion d'urgence mais yéen ñi bëgg naa ngeen teewee ko. waaw incha allah merci monsieur le maire.
te nañ continuer rek dem ci réunion bu ba xam ah monsieur le maire de ku woo moom da ngay gaaw. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewaay xam naa jotaay bii li ko waraloon rek dañoo seetlu ne la majeure partie ci waa dëkk bi ñii boo leen rombee ñu ngi sëkkat ñii boo leen rombee ñu ngi wëccu moo taxoon tey nag moo environnementaliste bi ak médecin bi pour ñu ñëw wax ñu lan moo ko waral. merci monsieur le maire bonjour man damay ñëw appuyer fi monsieur le maire jeexalee noonu parce que depuis installation usine bi seetlu nañ ne si hôpital bi maladie respiratoire yi dañoo bëri en plus bu ñu doon enregistré 10 malades ou bien 20 malades par jour léegi ñoo ngi enregistré 50 ou bien au-delà de 50 maintenant le cas est vraiment critique il est temps nag ñu trouver ay solutions ndax nag wér-gu-yaram kenn du ko wecceeg leen je laisse la parole en l'environnementaliste. merci docteur bonjour chère communauté xam naa man damay continuer fi sama responsable yi commencé parce que ñun ñëpp xam nañ ne usine bi pour ñu installer ko dañoo raser woon suñu espace vert bi nga xam ne da doon contribuer bu baax ci suñu pluviométrie léegi gis nañ ne dëkk bi dafa gën a tàng. deuxièmement saxaaru usine bi buñ ko boolee ak saxaaru oto yi mën na nekk la cause de maladie respiratoire yi ñu constaté nii yëpp te en même temps day yàq suñu couche d'ozone bi nga xam ne moo ñuy protéger contre les rayons X du soleil. et dernièrement déchet dëkkuwaay ak déchet géej gi yi ñuy tuut ci géej gi mën na waral rareté poisson bi ndax léegi gis nañ ne mool day dem géej ba ñëw te du am sax lu mu yóbbul njabootam lii yëpp lañ gisoon moo tax ca réunion bu njëkk ba ñu ne leen woon usine bi buñ ko mës a implanté ci dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ne base cause bu mag bi dafa dégradation environnement bi loxoy nit jugu si moo tax borom bi subhanahu wa taala di ko wax ci alquran a'udhu billahi minash shaytani rajim zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nnas liyuzi'akum ba'da allazi 'amilu la'allakum yarji'un. Un esprit sain dans un corps sain, un corps sain dans un environnement sain. Alhamdulillah.